asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ne turam ak santam di baaluwaat ñëpp ak di wax ni tey mooy sunu première session ci mandat bi donc ñuy ñaan ñun ñëpp mu nekk session bu am jàmm am salaam ñun ñëpp ñu terminer ko ci jàmm di nuyu bu baax délégué de quartier yi nga xam ni sunu ay partenaires lan sunu ay relais lan di nuyu di rafetlu seen teewaay bu baax ak ñeneen ñi nga xam ne dañoo ñëw seetaan ci réunion bi yëpp di leen présenter ay chef de service yu nekk ci commune bi ci njëkk mooy kan service vétérinaire donc élevage après dañ ko jox kàddu ak madame Ndiaye médecin chef bu centre de santé Géoul ak Abdoulaye Sy ku nekk commandant moi je l'appelle commandant sapeur adjudant bu sapeur pompier. jërëjëf sous-préfet Ndane mi ngi ñëw mi ngi ci yoon bi mais mën nañoo commencer alors donc kon ordre du jour bi mooy mise en place commission technique mooy premier point. Deuxième point bi mooy délibération sur les frais de bornage pour les parcelles viabilisées am na beneen troisième point mooy joojo bi fi nekkoon dañoo décider tuddee ko benn mbedd loolu mooy nekk troisième point bi donc voilà ordre du jour bi leen soumettre pour ku ci am appréciation amendement wala observation. deuxième point bi nga xamante ni si moom la ñu war débattre léegi muy affaire lotissement bi. loolu dama gis ni ñun ay kii lañ bële lañu bees lañ fi xamaguñu dëgg lan moo nekk ci lotissement bi parce que nag ay nit bu nekkee ay conseil ñoom ñëpp dañu war a yem moom même point d'égalité ci information ñi fi jiitu woon ñoom am nañ information bi mais ñun ñi nga xam ne ay bees lañ nekk ci conseil bi te xam naa suma juumul xëy na war nañ ci mën 80% ci conseil bi xamuñu du début à la fin lan moo nekk ci loolu lotissement boobu kon nag dama doon ñaan ordre du jour boobu mu jéem koo dàq ba beneen yoon expliquer ñu ba mu leer ñun ñi nga xam ne ñoo fii doog a ñëw lan yëpp yi lan moo fi nekk ca commencement ba fin ñu yem ci même pied d'égalité ak ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon boobu ba léegi loolu laa doon ñaan bu mënee nekk te ñu débattre ci yeneen yi jéem a xool beneen kii lu ñu point yeneen point yi ñu leeral lii ñu bàyyi ba beneen yoon ñu gën ci gëstu ñun ñi nga xam ne ñoo conseil yi parce que bu ñuy voté population bi la ñuy voté ñu kenn kon nag li ñuy wax fii war nañ ko xam bu baax ba la ñuy wax pour wala contre parce que mën nga yëkkati contre loo xam ne lu baax ci dëkk bi mën la lay doon mën nga ni pour benn te loolu xëy na amoo ci xam-xam bàyyi ba mu leer suñu bopp daal ñu gën koo saytu mën ko voté moo ma gën a parce que non on a 5 ans devant nous kon jarul ñuy yàkkamti du profité du voté loi yoo xam ne ñu fekk ñu fi war a xam ñu lu ci nekk wasalaam. jërëjëf keneen ko am beneen amendement. alors donc ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di wax ni que Géoul mi ngi nii benn commune la boo xam ne ñun en tout cas li ñuy aspirer mooy que Géoul nekk commune bu développée on parle plus de l'émergence de Géoul ñoo bëgg Géoul développé nekk commune bu mën a jouer rôle am ci développement Sénégal mooy administration la nekk l'administration c'est une continuité lu ñëw moom day jaal di ko ne rek fa nga ko fekk fa ngay commencer di dem. donc kon mën na dem ci commission technique gannaaw bi ñu dellusiwaatee jaajëfal mboolem 46 conseils yëpp s'il vous plaît waaye ñu ngi leen di jaajëfal di leen ñaanal yàlla bu baax mission bi leen dëkk bi jox ñu réussir ko ci jàmm. parce que nag man li ma wax agent municipal yi moom laay waxaat conseil municipal bu bees bi nous on a été premier commune Géoul mooy la première commune de la région de Louga loolu du ñun ñoo ko wax ay këyit dañ ko bind mu leer nañu ni fang commune la plus performante de la région de Louga Géoul la mi ngi ci site gouvernement bi te boobu site mën ko gën kawe ci Sénégal bi comme première lañu jëloon nag amuñu droit jël deuxième suñu jëlee deuxième mooy wàcc na agent municipal yi li ma leen wax mooy dynamique boobu ñu nekkoon nañ ko maintenir pour mën a rester première conseil bi aussi loolu laa leen di ñaan en tout cas conseil bi jàll ñun ñoo liggéey ba commune Géoul nekk première commune pour que
dynamique moo doon wax que Géoul li mu nekkee première commune de la région de Louga ñu mën ko continuer loolu nag du benn nit moom moo koy def c'est un travail d'équipe kenn ku ne si ñun war nga jàpp ni que tu es un maillon essentiel de la chaîne kenn ku nekk dafa war xam ni moom li muy def pour lu soxali Géoul la suñ ko jàppee noonu comme conseil bi mujj rek den jëm si kanam loolu la ñuy ñaan ñëpp di ko ñaan suñu bopp pour ñu liggéey donc premier point bi mooy mise en place des commissions techniques yoon dafa wax ni conseil municipal suñ ko taxawalee première session dafa war taxawal ay commission technique loolu su ma juumul c'est l'article 156 qui le dit su ma fekkente ne juumuma trop 156 moom moo wax ne première session dana war taxawal commission technique nag mooy li ñuy tuddee bras armé wu conseil municipal bi maanaam nekkul loo xam ni par force dafa war a taxaw parce que yoon bi li mu wax mooy le conseil municipal ne peut déléguer ses attributions cependant il peut former au cours de la première session des commissions techniques donc en charge de l'étude des questions relatives à la gestion des affaires municipales comme nous sommes en droit nag man li ma ci soxal rek mooy li mu wax peut former bu nee peu ça veut dire que c'est une liberté mën nañ ko def comme mën nañ ko bañ def sauf pour le conseil départemental boo xam ne am na 4 commissions de droit mais bu dul loolu commission dañ ni ko mën nga def ay commission technique mën nga ko def ko mën ko bañ def donc maire bi mën na wala kenn ci conseil mën na proposer ay dénomination commission technique ñu soumettre ko conseil bi ñu mën ci liggéey commission bi aussi commission boo ci gis 1 an lay durer parce que première session année bi dana war renouveler malheureusement ñu bëri duñ ko def y compris même Géoul chaque année dañuy reconduire rek mu dem mais commission bi 1 an la war durer après ñu reconduire ko mën nañ ko ne ak même groupe bi ak commission yi aussi conseil bu mu neex mën nga bokk ci commission yépp bu la neexee mën nga choisir yi ngay bokk ak yi ngay bañ a bokk mais ku mu neex mën nga bokk commission bi aussi mën na am ñoo xam duñu ay conseillers wala ay conseillères par exemple tey suñu doon wax élevage ki fi teewal élevage ñu ko ciy boole bu ñuy wax santé noonu bu ñuy wax affaire njàng noonu ainsi de suite wala waa commission bi jàpp ni diw xelam rafet na mën nañ ko boole suñu commission ñu boole ko ci parce que commission juste cabinet d'étude rek la ñooy dem xalaatal conseil bi wax ni nii lañ ko gisee ak yooyu mais suñu ñëwee décision bi conseil municipal moom moo koy jël donc ci biir loolu si lañ proposé si le bureau municipal bi parce que je rappelle que def nañ benn bureau municipal samedi pour préparer cette réunion madame le maire Dieynaba jiite ko ak man ak Ndoya ñu discuter aussi avec monsieur le maire si lañ proposé 18 commissions yi ñaar yi ay commission la yoo xam ni yoon moom moo ko tëral ñuy tuddee la loi portant code des marchés publics dafa am ñaari commission yoo xam ni ala kulli haal institution publique bu si nekk da nga koy am moo xam présidence de la république la moo xam ministère la moo xam collectivité locale la moo xam direction boo xam ni publique la wala société parapublique ñoom ñëpp dañu am deux commissions yooyu mooy commission passation des marchés ak commission réception des travaux et des fournitures donc yooyu ay commission de droit la nekk ñoo ko bokk. Troisième commission bi ñu proposé mooy commission santé et population ci compétences transférées yi la bokk foofu aussi madame Watt commission yi mën na jël les compétences transférées loolu aussi il faut que les gens le sachent du yam donc ci 9 compétences transférées yi. Éducation et formation aussi proposé nañ ko action sociale beneen commission la domanial urbanisme et habitat beneen commission la jeunesse et insertion professionnelle beneen commission la sport culture et loisirs beneen commission la affaires religieuses benn commission la entrepreneuriat féminin et genre benn commission la finance plan et budget benn commission la information et communication commission la coopération décentralisée et partenariat benn commission la
agriculture élevage commission la commerce commission la environnement et cadre de vie commission la ak diaspora mandat bi ñu génn nii 15 commission la na amoon 15 commission yi li ci yokku boo génnee 2 yi ma njëkk wax de droit benn moo ci yokku muy diaspora yeneen yi si des yenn yi dañ ko contracté yi si des ñu sende ko pour kii ma ñëw juste ci yenn commission yi pourquoi ñu wala bokk sax même yëpp santé population def nañ ko pour que déjà pour l'ensemble des secteurs d'activité li ñu bëgg BIPA mooy ñu am ce qu'on appelle des plans sectoriels de développement maanaam secteur bu si nekk ñu am si benn plan boobu nag da doon livre boo xam ne livre bu rëy la kenn du ko mën a lire danoo bëgg juste dégager si vision bi ak yenn objectif la am ak quels sont les projets prioritaires c'est ça qui va nous permettre de bien porter le plaidoyer ce qui fait que plan bu si nekk da ngay woo askan bi nga xam ne ñu ci yëngatu ñu ñëw waxtaan si nii lañ ko gisee bu boobaa moom lay jël mu nekk suñu ay livre de chevet suñu amee partenaire moom la koy soumettre ku war a voyager aussi war na mën nekk sa sac pour nga dem wuti ay partenariat donc pour la commission santé population dina am benn plan sectoriel au-delà du POCL day am benn plan sectoriel boo xam ni peut-être triennal wala 5 ans ñu jéem a xool lan la ciy def mais surtout mu porter de nouveaux projets du centre de santé parce que comme ni ko docteur doon waxee keroog am na beaucoup de choses yu fa war a mën a intégrer te ñëwagul am na tamit ay engagements yu ñu jëloon te war ko mën a respecter ça je parle aussi sous le contrôle de doyen Samb qu'on remercie au passage ci li mu fa def moom ak ñoom doyen Darou ak chef de village Ousmane Sy commission éducation et formation même chose il faut ñu am benn plan sectoriel éducation mën a xam fan lañ jëm parce que li ma koy waxee notre vision de développement a été arrimée au secteur de l'éducation donc il faut ñu xam éducation lan moo fa nekk déjà ak fan lañ ko bëgg a jëmee pour que mu mën a pour ñu mën a concrétiser suñu vision bi santé plutôt action sociale commission bu existé la woon surtout pour mu mën a jàppale ñi nga xam ne ay néew ji doole lan mais soo xoolee léegi am na beaucoup de projets d'inclusion sociale biñ ci gën a xam mooy bourse sociale yi mais géewul bokk na ci communes yi am bourse économique loolu aussi commission boobu lay dugg temps yi la lancé nañ benn programme bu tudd yoonu yokk koom-koom exactement donc loolu aussi pour jàppale ñi nga xam néew ji doole donc foofu lay dugg domanial urbanisme et habitat moom mooy porter essentiellement le projet de lotissement de Géoul pour ñu mën a moderniser aussi Géoul bu baax a baax jeunesse et insertion professionnelle comme ni ko ñëpp xamee bu njëkkoon dañoo def jeunesse sport mais sport bi dana noyer activité de jeunesse yi moo tax bii ba ñu scindé ko en 2 parce que jeunes yi danañ war a beral aussi pàcc bu am solo moom moo tax ñu def ko commission boo xam ne day liggéey ci wàllu ndaw ji surtout en termes d'insertion socio-économique loolu aussi lu am solo lay doon donc aussi day am plan wu boppam. commission sport culture et loisirs moom aussi comme ni ko xamee déjà commission la boo xam ni li ñuy gën a xaar ci moom mooy naka la ñu mën fexe ba àggale suñu stade bi naka la ñu mën fexe ba ñu mën am benn promotion culturelle maanaam au-delà festival bi naka la ñu mën fexe ba Géoul am agenda ñu ngi ko doon wax tout le temps mais aussi mu mën a liggéey bu baax ci agenda ci festival bi mu bañ yam rek ci ay folklore mais mu dem ba dépasser loolu ba ñu mën si gis suñu bopp bu baax. commission affaires religieuses Géoul cité religieuse la il faut que ñu jël question boobu à bras le corps mais surtout mu intégrer BIPA li ñu tuddee daara yi Géoul am na bi ñu mujjee décompté amoon na 11 daara yooyu gisuñu seen bopp bu baax ci gestion municipale donc commission boobu au-delà représentation yi def ci gàmmu yi màggal yi ak ziar yi il faut ñu dugalaale éducation religieuse bu baax a baax ci biir doxalinu conseil municipal. commission petite enfance mooy commission bi yor tout tànk yi war a mën jël aussi de nouveaux projets de la case des tout petits
nga xam ne entrepreneur bi woote waat na nee na au plus tard lundi day ñëw pour démarrer waat travaux yi parce que loolu aussi pour rappeler ko état bi moom moo fayal woon entrepreneur bi ba mu mujjoon banque loxoom léegi nag apparemment commencé waat nan ji bi woo na ma neen dina ñëw lundi pour continuer ko mais surtout aussi mu nekk commission boo xam ni dafa war a liggéey ak écoles yi aussi surtout école élémentaire yi parce que beaucoup de dynamique yu ñu bëgg a implémenter ci biir commune bi nii dañ ko war jaaraale tamit foofu mu nekk une commission transversale war nu gis rek que ni xale yu ndaw yi la mais soo bëggee def benn changement de comportement il faut nga commencer ko ci ndaw ñi. beneen commission mooy commission entrepreneuriat féminin et genre donc commission boobu aussi mooy commission boo xam ni dafa war a yëngatu ci wàllu promotion économique et sociale des femmes parce que ñun ñëpp xam na ne jigéen ñoom ñoo ëpp ci population bi il faut tamit ñoom it ñu beral leen benn comme li commission jeunesse mën na traiter toutes les questions de jeunesse y compris l'insertion commission boobu aussi noonu la war a traiter lépp lu jëm ci wàllu jigéen ñi ci seen nekkin ci seen santé bépp façon santé maternelle reproduction ak yëpp mais aussi naka la ñuy mën fexee ba jigéen ñi mën a am koom bu leen mën a permettre ñu mën a évoluer ci biir communauté bi. 12e commission mooy plan finance et budget bu njëkkoon bu mandat bi passé on avait dit planification après ñu def finance mais bi dañu koo boole parce que pour ñun c'est lié il faut que ñu mën a tëgg benn plan bu am solo bu mën a permettre déjà ñu mën a mobiliser les ressources d'abord ñu mën a def de la planification pure et dure il nous faut une coordination pour l'ensemble de ces plans sectoriels mais il nous faut aussi une coordination pour l'élaboration du plan de développement communal ba pare nag doo ko am aussi benn plan de mobilisation des ressources am na fi dañ koy jël rek mën koo réactualiser pour mën ko doxal beneen muy wàllu finance yi aussi ñu war ci mën a am lisibilité parce que à Géoul am na ay niche de recettes non encore exploité te yooyu mën nañ ci gën a waxtaan yeneen yi nga xam ne ñu ngi koy exploité nii am na ci yoo xam ni wax dëgg yàlla war na ci mën a gën a dugal yërmande bu dee ci wàllu marché bi comme ni nga koy faral di waxee bari na fi ay boutiques yoo xam ni ay kees rek ñoo fa nekk donc soo di bëggee deen continuer den imposer mën na poser problème mais am na yeneen niche de recettes yoo xam ne commission boobu war na ko mën a explorer pour ñu mën a jële foofu xaalis. Commission information et communication commission la boo xam ne moom tamit il faut mu jëm àddina bi léegi li ñuy def dañ ko war di fësal donc information bu mën a law ba nga xam ne kenn ku nekk war na ko mën jël am na fi ay support yu fi am déjà am na Géoul am na naka tudd sax commune de Géoul déjà sur Facebook am na mais il faut ñu commencer ko di ko alimenter bu baax avec des informations fiables am na la radio municipale de Géoul il faut ñu def ko mu am benn programme bu viable ba pare ñu rentabiliser ko am na site www.géoul.com je crois wala .org doyen c'est site bi je crois c'est .com donc site boobu aussi il faut ñu alimenter ko donc moom moo tax ñu lii dañ ki am na tamit groupe WhatsApp bi pour les conseillers ñi joxeegul woon seen numéro mën nañu ko joxe pour ñu ko ciy dugal ñuy ñaanaale aussi ci groupe boobu vraiment ñu jàppaloon ci yenn information comme ni ñu ko waxoon groupe boobu dañu ko créé juste pour ay information institutionnelle lu jëm ci wàllu doxalinu commune bi kese mais ñaan yeeg yenn partage yi ñu bañ ko see def am nañu yeneen groupe commission coopération décentralisée et partenariat il faut que Géoul aussi ubbeeku ci biti à commencer ci biti au niveau national donc ci yeneen communes yi ci gouvernement mais aussi à l'extérieur pour que ñu mën a doxal sunu partenariat ak sunu ay partenaires parce que aussi on a beaucoup de partenaires aussi bien au niveau local qu'au niveau international yu commencé di wax à travers audit bi ñi defoon ñu gis ni Géoul commune bu performante la moo tax am na ay partenaires yu ubbeeku pour ñëw liggéey ak ñun donc il faut commission boobu aussi ñu mën ko taxawal mën a gën a soxali Géoul. Commission agriculture élevage il est vrai que nous n'avons pas beaucoup d'espace emblavable maanaam fu ñu mën a bayee wala fu ñu mën a sàmmee mais il faut ñu taxawal ko parce que am na ñu fiy bay ça c'est un ba pare tamit Géoul marché la pour ñi nga xam dañuy bay ak di sàmm donc kon commission boobu dafa war a jël partie koom-koom boobu mën ko taxawal bu baax fii ci Géoul
beneen commission mooy commerce bi mooy lépp lu jëm ci njënd ak njaay ci marché yi ci boutique yi ñooñu aussi ay acteurs clés lan ci biir dëkk bi il faut ñu taxawu leen bañ a yem dong ci dem leen fay leen impôt mais mën a jëlaale aussi seen ay préoccupations mën ko dugalaal ci gestion conseil municipal. commission environnement et cadre de vie moo jëm ci lépp loo xam ne dina tax suñu nekkin gën a baax ñu mën a nooy air bu baax ñu mën a dëkk ci espace bu sell mais moom mooy porter waale aussi le projet de gestion des déchets de façon globale loolu aussi am na ay mébét yu bëri yu ñu ci am yoo xam ni le moment venu den ko partager mais encore den jox ay orientation commission boobu pour ñu war ci mën a liggéey. Dernière commission mooy commission diaspora parce que Géoul bari na ay doom yu nekk ci biti te doom yooyu gis na ni ñu ngi commencé di jàpp bu baax ci développement Géoul donc il faut ñu suuraale leen ñoom aussi bañ rek yam ci ñoom it li ñuy indi di ko dugal mais diaspora bi suñ ko waxee suñ waxul ñoom it ñi gën a sonn ci leen bokk. Ils ont des problèmes d'insertion maanaam suñ demee liggéey foofu ba war a ñibbisi si dëkk bi duñu mën toog barki démb rek tase naa koo xam ni dafa ma ni boobu ñoo àndoon yaakaar naa jël naa congé bu yàgg su ma ñëwee toog 2 mois 3 mois dama naan 8 mois lay jënd tonton Bay di bala je peux le citer parce que mënu ko 8 mois lay jënd pour ñëw toog mais su toogee 2 3 mois day demaat ñibbi parce que tout simplement ils ont des problèmes pour gérer leur retour donc moom moo tax commission boobu au-delà du partenariat il faut mu gérer le retour des immigrés naka lañu mën fexe ba ku ci bëgg a ñibbisiwaat mën a toog parce que loolu aussi am na benn programme bu tudd Réussir au Sénégal c'est financé par la GIZ ci loolu lay liggéey diaspora bi lay jàppale pour ku ci bëgg a dellu sa réew nan lañ lay accompagner si ay projet bëgg a mën a toog fii mën a liggéey donc voilà de façon sommaire les 18 commissions yu ñu proposé j'enchaîne comme ça ñu ubbi débat benn yoon sur les propositions de présidence comme ça ñu ubbi débat bi une bonne fois pour toutes rek quoi sur ce point. Donc commission je rappelle que j'ai appelé la moitié des conseils plus de la moitié pour demander leen xalaat avant ñuy def proposition bi ñu ngi sant ñëpp ñun ci waxtaanal di leen sant ñoom ñëpp ci xalaat yu rafet yi ñu yokk ñi nangu jël commission ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñi nga xam ne décliné leen aussi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñi jël am na kenn koo xam ne ko laaj xalaat globalement xam na boobu ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci xalaat yu mu nu yokkal donc bi ñu waxtaanee ci bureau municipal proposition yi nii la demee commission passation des marchés Mame Jëmb Sarr lañ ko proposé commission réception des travaux Pape Fall commission santé et population Thian Fall commission éducation et formation Fadel Diop commission action sociale Maguette Ndiaye commission domaniale urbanisme et habitat Fatou Kiné Fall commission jeunesse et insertion professionnelle Abdoulaye Gueye commission sport culture et loisirs Noyin Fall commission affaires religieuses Mame Saliou Ba commission entrepreneuriat féminin et genre Binta Gueye commission petite enfance Mben Diop commission plan finance et budget Fat Cheikh Mbeng commission information et communication Badara Gaye commission coopération décentralisée et partenariat Abdourahmane Diop commission agriculture et élevage Daouda Thiam commission commerce Mbacké Dieng commission environnement et cadre de vie Ndoye Mbodj commission diaspora Mabey Silla donc loolu moom mooy président yi ñu proposé ak benn nomination aussi bu maire def mooy officier d'état civil délégué madame Dieynaba Sall donc loolu mooy proposition premier point bi je vous remercie. léegi ñu leen jox benn information conseil départemental bu Kébémer day organiser journée de la femme le 22 mars au niveau départemental ça mooy journée départementale bi quoi Géoul madame le maire mi wax ne ñoom aussi bëgg nañu organiser journée de la femme avant le 22 incha allah n'est-ce pas c'est ça
voilà beneen bi mooy ñu ngi remercier bu baax sunu ñaari télé yi Géoul Art TV ak Géoul TV ci seen waaw ci seen taxawaay. waaw kon mbokki Géoul ñu ngi fii ba léegi ci mairie bu Géoul ci li nga xam ne moom mooy réunion conseil municipal yi nga xam ne moom lañu def fii ci Géoul di tabb yi nga xam ne ñooy conseil ci li nga xam ne moom mooy bopp yi nga xam ne moom lañu soxla fii muy 18 commission yoo xam ne tànn nañ ko fii tey di ko fas yéene fësal tey képp koo xam ne rek nekk nga ci bopp commission bu am solo rek dana la jël waxtaan ak yow ngeen ànd kook Géoul Art TV ànd kook Géoul TV muy télévision yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci Géoul lépp loo xam ne ngeen ko jot ci information rek fii ci mairie bu Géoul bi rek ngeen dem ci li nga xam ne mooy Géoul Art TV wala ngeen dem ci li nga xam ne mooy Géoul TV ñu jëlal leen li nga xam ne moo xewul ci li nga xam ne mooy mairie bu Géoul ñi ngi janoo ki nga xam ne mooy président li nga xam ne moom mooy yor éducation ñu janoo moom ñi ngi lay nuyu sëñ bi. maa ngi lay fay. tur bi naka la. Fadel Diop. waaw Fadel tey ñu jiital la ci bopp li nga xam ne mooy éducation ñu gis éducation mu nekk loo xam ne ëpp solo ci njariñ yi ci dëkk muy loo xam ne gis nañu jafe-jafe yi nga xam ne xaw na ko am ci suñu gox bi tey nga jiital ko tey lan la ñuy xaar ci yow ci li nga xam ne moom mooy jiital. waaw d'abord damay commencer ci remercier d'abord monsieur le maire ak bureau bi nga xam ne ñoom bi ñu waxtaanee ñoom ma xalaat pour jox ma commission boobu ma jiite ko muy commission éducation ak formation waaw di ñaan yàlla defal ñu kàttan ak mën-mën ba nga xam ni yaakaar ji ñu am ci ñun dinañ ko mën a matale ba am vraiment résultat yoo xam ni xëy na mësuñu ko woon am te am nañ ci yaakaar ndax dañu nekk ci secteur bi c'est vrai que secteur bu difficile la bu am solo mais incha allah yaa rabbi yaakaar nañ ni ak ñi nga xam ni ñoom lañ ciy àndal incha allah parce que incha allah li ma ko waxee léegi dinañ jëm fépp fu compétence am ci Géoul ñu jëm seeti leen liggéey ak ñoom ànd ak ñoom ci liggéey bi ba nga xam ne vraiment dinañ mën a def liggéey bu am solo jox ko waa Géoul pour intérêt Géoul waaw. waaw di leen wax rek ñu ñaanal ñu ba pare jàppale ñu parce que tam secteur bu difficile la waaw ndax jàng moom moo yor réew donc ku ñu ko jox rek xamal ni jox nañ la lu difficile waaw fa la tam xale yi nekk te xale yi aussi ñoom ñooy avenir u dëkk bi donc di leen ñaan rek ñu ñaanal ñu mais jàppale ñu tam ba nga xam ni li nga xam ni yaakaar lañ am ci yaakaar yi ñu am ci ñun ba jox ñu ko ñu mën ci am vraiment réussite bi nga xam ni moom lañ ci xaar. waaw maa ngi lay fay man maa ngi tudd Thiane Fall dëkk Guy Gaal nekk relais de santé centre de Géoul lin ma fal muy santé ay population kontaan naa trop ndax man si loolu laay yëngu depuis 2009 maa ngi ci santé lun ma ci laaj daal am naa tuuti xam-xam boo xam ne daal mën naa ko cee mën a wax waaw. waaw ñu gis mu nekk loo xam ne tey liñ la wax lu sensible la loo xam ne tey gis nañu jafe-jafe yi nga xam ne mi ngi koy am ci li nga xam ne mooy gox bi surtout nag yéen jigéen ñi tey yan taxawaay nga ci fas yéene taxaw ànd ak kooku ñi nga xam ne ñu ngi koy. fas yéene daal def sama kéemtulaay kàttan tàllal sama loxo ñëpp képp ku yëngu ci santé te am xam-xam boo xam ne daal mën nga ma ko mën a dolli tàllal naa ñëpp samay loxo tàllal sama moromu relais yi nga xam ne ñoom laay liggéeyandoon ak suñu superviseur di Khady Soumaré ñoom ñëpp tàllal naa seeni loxo pour ñu jàppale ma ci liggéey bi ndax métier santé moom dafa nekk loo xam ne lu diis la loo xam ne il faut nga am ñu la jàppale ñu nekk sa ginnaaw ndax comme relais rek yaakaar naa ne relais moom ëmb na lépp ndax maa ngi dugg ci askan bi dama nekk ci benn cellule de lutte contre malnutrition ak waa Afrique Géoul boo xam ne ñooy toppatoo wér-gu-yaramu xale yi ci malnutrition boobu di xool xale yi xiibon yi di leen toppatoo ci loolu laa nekk mois bu ne maa ngi dem di peser xale yi di xool seeni poids xool ba xam lu leen dal ak seen mbiru wér-gu-yaram di xool ba xam loolu ci loolu daal ci laa yëngu waaw tàllal naa loxo ñëpp pour ku ma jàppale daal ci métier santé bi. ah fas yéene daal góorgóorlu daal taxaw ci seen i bëgg-bëgg comme population lañ wax kon mën naa taxaw ci bëgg kii Géoul bi yëpp pour tàllal sama loxo daal jàppale leen ci seen i bëgg-bëgg waaw ko santé daal lañ wax moom maa ngi tàllal sama loxo ñëpp. maa béy si la ñu gis tey ñu jox la loo xam ne lu am solo la muy wàllu immigration tey jiite ko ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew di daan seen doole tey nga jiital leen fii ci meeru Géoul tey yan kàddu nga ñuy sànni. waaw xanaa di ko rafetlu rek parce que ñun ñu ngi bitim réew yàgg nañ fa
te am nañ fa ay possibilités yu bari yoo xam ne dañ ko indi suñu dëkk ñun nag duñ politicien mais dañoo dëkk ci dëkk bi bokk ci war defal dëkk bi suñu waajur yoroon dëkk bi bu nekkoon seen loxo ñu demoon ba nit ñi defe nag ñun dañoo bëggatul dëkk bi wala dañ cee bokkatul moo tax ñu ñëwaat wan ne dañoo bokkoon ci dëkk bi te suñuy maam ñu sañ ci dëkk bi kon dëkk bi ku fi def daal ñu ngi koy defal ñu ngi jàppale fañ nekk rek am nañ fa possibilité boo xam ne tey jii mën nañ faa def loo xam ne dana jëriñ dëkk bi moo tax ñoo bokk ci conseil yi dañoo bëgg fañ nekk ci Europe lépp loo xam ne mën nañ ci def suñu wayu tànk mën nañ ko caa bay loo xam ne bu ñu ko defee muy intérêt ngumba dinañ ko def danañ jël suñu temps jël suñu lépp pour jàppale dëkk bi waaw àll bi ñu nekkoon moo taxoon mënuñoo nekk fii def dara ci dëkk bi comme nag yéen a ngi nekkal fii ñun ñoo la war a nekkal fa ñu nekk. lan ngay wax émigré yi nga xam ne ñu ngi bitim réew nekk fa rek. nga teewal leen fi yan kàddu nga leen sànni nekk fa. waaw xanaa di leen dénk rek ñëpp def na man ñu dellu si waat parce que tamit fii mooy base bi waaw fa lañu fa dem pour liggéey rek liggéey moo ñu fa yóbbu mais fii lañ am ñun fii lañ am fii mooy suñu lépp lu ñu mën am fële ñun fii lañ ko indi ñun fële tey ba seen duñu fanaan ba seen fii la ñuy nekk ci ngumba gii waaye nag boo yoree njaboot sa ginnaaw yaatu mënoo toog di xool sa njaboot et puis dañ faa nekk di jàppale ay ndawaan yu fa nekk ay xale yu ndaw dëkk ba ma nekk di Abbiate Grasso di Milan association lañ fa yor man maay président association ba te am nañ fa possibilité yoo xam ne tey jii mën nañ koo teg suñu tànk ñun pour jàppale ci waa ngumba moo tax ma dugg ci conseil bi pour ñëw fi liggéeyal dëkk bi mais dugguma ci pour politique wala dugguma ci pour dara dama ciy dugg pour jàppale dëkk bi parce que man lu ma defal dëkk bi sama bopp laa ko defal ndax lépp lu waay def ci dëkk bi mën la ko defal waaw ndax damaa jàpp ne man maa waa defal dëkk bi kon nag ku ci nekk rek di ko jëngu rek man ngay defaral waaw moo tax daal ma ñëw ci conseil bi bokk ci ñu jox man nag ne ma benn section boo xam ne damaa bëgg ña ma ci àndal di ci liggéey su ma delloo dinaa xool ñi nga xam ne ñoom laa dëkkal ngumba ñu bu nekk fi muy ñëpp muy ñi nga xam ne maa leen mag ak ñama mag ñëpp naa leen contact ne leen kët dañ maa jox benn poste boo xam ni ca commune Géoul pour ñu war a jàppale waa Géoul léegi nag dama bëggoon ku ci mën a ñëw pour jàppale ma ci ñu ànd pour jàppale dëkk bi lu ci waaye am ci xalaat jox ma ko lu ci waaye am ci yéenam tamit ñu ànd dox ko bu ñu amee intérêt boo xam dafa am bu ñu ko mën a liggéey foofu ñu indi ko mu jëm ci dëkk bi waaw loolu mooy sama man waaw. waaw maa ngi leen di fay bu baax di ñuy waa Géoul yëpp ak ñuy seetaan chaîne yi. waaw Alpha tey dañ doon def réunion tey moo doon suñu première session ni ko yoon waxee mooy première session commission yi la ñuy taxawal donc poñ bi njëkkoon te gën ci am solo moo doon la mise en place des commissions techniques donc loolu mooy poñ bi njëkk te yoon santaane ko ñu def ko ci anam bu am solo impliqué si ñëpp parce que dañu jàpp ñun ñëpp ay doomu Géoul waa lan ñëpp ñi nga xam ne yaakaar nañ leen ci liggéey bi woo nañ leen associé leen si ba ñu taxawal lu toll si fukk ak juróom-ñetti commission donc loolu moo doon poñ bu njëkk bi def na ko ci anam bu rafet bu baax nit ñi apprécier ko deuxième point bi moo doon lotissement Géoul bi dafa am ay parcelles yu nu nam viabiliser te commencé nañ ko donc parcelles yooyu dañu waxoon ni suñu demee ba war ko joxe il faut ñu voter ay frais de bornage yooyu moom la doon voter tey jii nii moom it def nañ ko waxtaan nañ si ba tënk nañ li conseil bi décidé mooy 1 million naam nag am na ñoo xam ne jàpp nañ ni cher na am na ñu jàpp tamit ni tuuti na parce que parcelle boo xam ni boo ko amee ndox dina la jege courant jege la ak Géoul ni mu demee pour ñun 1 million jaadu na si daal te bu kenn jàpp ni 1 million yooyu mooy frais yëpp mais am na yeneen partie ci ëpp ci lotissement bi frais de bornage bi 50 000 dong la. waaw fii ñun lu ñu fi def priorité bi mooy waa Géoul suñu sañoon lépp waa Géoul ñoom ñoo koy jël waaye nag yoon mayunu ñu ni suuf si dañ koy jox waa Géoul kese parce que yoon dafa wax ni suufa Sénégal doomu Sénégal yëpp ñoo ko bëgg donc kon ku dëkk Sénégal nekk sénégalais bu la neexee am nga droit ñëw def demande pour am ci parcelles yi mais ñun ci suñu biir doxalin li ñu bëgg mooy li ëpp ci parcelles yi wala boog lépp Géoul waaye jël ko parce que ñoom la ñuy liggéeyal. ñetteelu poñ bi moo doon ñu bëggoon sargal joojo nekkoon benn américaine bu doon liggéey fii ak Géoul te ñu bëri xam ko ñu bëggoon ko tuddee benn avenue pour gën ko jëmmal conseil bi d'accord nañ si ñu bëri li ñu wax mooy mënoon ko tuddee lu gën a rëy loolu lu mel ne université bi wala case des tout-petits bi mais université bi du ñun ñoo ko war a joxe tur bi moo tax loolu duñ ci mën a aventurer wu case des tout-petits bi aussi comme àggagul te xamagul kañ lay àgg mënoo ko joxe nit comme yoon bi nag maanaam bu avenue bi gis nañ ko jub na am nañ ci prérogative yoon may nañu ñu tuddee ko moo tax ñu tuddee ko ëllëg suñu gisee leneen te askan bi jàpp ni war na ko mën tuddee mën nañ ko tuddee pour que joojo comme ni ñu ko doon waxee ci réunion bi doyen Samb ñëw na si mais ci tënk rek nekk na koo xam ni jàppale na bu baax doomi Géoul surtout xale yi jàng ñu si bëri danañ accompagner ci wàllu bourse pour que ñu mën a àggale seen jàng écoles yi aussi am na écoles yu bëri yoo xam ni jàppale na leen ci wàllu informatique ba comme ni ko waxee sànq cyber café bi njëkk am Géoul moom moo ko fi
moom moo ko fi sampoon te loolu dimbali woon na waa Géoul ci boobu jamono. kàddu yi may tëje mooy sant bu baax conseil municipal bi yëpp sant conseil yëpp sant aussi bureau municipal bi sama naatangoo yi ma nekkal nii sant bu baax monsieur le maire Khalifa Dia moom mi nga xam ni moom mooy joxe orientation yi ñun ñuy koy jéem a jëmmal bu fekkente ni lu gën ci dëkk bi la te moom yàlla def na bi mu fi nekkee ba léegi li muy wax lépp ak di ko proposer lu gën ci Géoul la. di sant aussi agents municipaux yi nekk ci biir maire bi di liggéey bu rafet ñu leen di ñaanal ñoom it di leen gën a ñaax pour ñu continuer seen liggéey di sant waa Géoul di leen wax ne aussi liñ fi def lépp ak di ko fi samp pour njariñu Géoul la amul si benn njariñ boo xam ni njariñ la bu jëm si ñun directement lépp pour defar Géoul la lépp pour que Géoul mën a naat lépp pour que waa Géoul seen nekkin mën a gën a baax nit ñi nag mën nañ bañ d'accord si lii wala ñu ne gisee nañ ko nii loolu moom mooy àddina mais dans tous les cas dañ jàpp ne liñ fiy def rek pour que Géoul jëm si kanam la te li war naan ku la may ndekki bu la diggee añ war nga ko gëm mooy mandat bi passé nit ñëpp teg nañ seen bët ci leen liggéey donc su leen waxee ni bëgg nañ def lu ëpp loolu war nañ ko mën a gëm te xam ne ci loolu la ñuy nekk wasalaam. asalaamaaleykum waa Géoul maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di ñaan sama kàddu yi bu ngeen koy dégg mu fekk leen ci jàmm Abdou moom lañ njëkk a jël interview am defe naa li mu wax ci 3 points yi nga xam moo doon ordre du jour jarul ma ciy repassé leen liñ ciy dolli rek mooy bi ñu ñëwee gisoon nañ ni que ni au début dafa mel ni ku nekk da nga amoon ambition bu démesurée par rapport ak ñeneen ñi mais dañu considérer que ni tey la woon suñu première rencontre kon lii ñu def nii lu jaadu la ku nekk da nga doon wane que ni yow mii ñëw nga ànd ak dara mais heureusement nag yàlla bi nga xam moom mooy suturaal ñëpp suturaal nañu ba xëy na kàddu yi jib na mais balaa ñuy pare ñëpp dellusiwaat nañ à la raison ñu teg yëpp ci la table waxtaanee ko amul dara lu ñu fi voté loo xam ni jàllul kon nag loolu ñun dañ koy gërëmee ñi nga xam ne ñoom lañ siqaloon liggéey bi ndax mënoon naa demee neneen mais defe naa compréhension mutuelle bu ñëpp dawal ci ñun moom moo ñu may lii puisque kiy doog a ñëw foog na ni xëy na ñi fi nekkoon dañ koy xañ dara te Abdou wax na lu am solo ñoom bi ñu demandé à ce que nañ ñu fexe ba ñun ñëpp ñu demandoo au même pied d'égalité loolu dañ ko saluer la preuve joxe na fii ne suñu rencontre bi ñuy njëkk a def bëgg nañ ci koor gi ñu organiser benn renforcement de capacité boo xam dañuy ñëw définir les rôles et les missions de chaque conseiller kon ñooñu ñu ngi wax ni ñoom bëgg nañoo tegu ci yoon te defe naa bés bu ñu demee ñun ñëpp ba ñu déterminer ku nekk lan mooy sa prérogative nga xam liñ la may xam li nga xam ni moomoo ko nga bàyyee ko ak ñi ko moom liggéey bi dina gaaw a sotti te du am mele boo xam ne ku nekk da ngay jël fii yóbbu fii leneen li ci des nag moom ñuy wax rek li maire waxoon rek ñun loolu la ñuy firndeelaat nit ñi dégg ko waxoon naa ko sànq sax mais danee ñu yéen la ñu fal doxal leen man yéen laa teg doxal leen te boobu ba léegi nag ñun ñett ñi nga xam ñoo nekk ci bureau bi ñu ngi concerté wu amul dara lu ñu fi teg loo xam ne waxtaanee wuñ ko ba pare Rahman toog ci suñu wet nekk suñu mag joo xam ne yàlla na yàlla guddal fanam yàlla na yàlla wéral ay cëram ba mu yàgg ñoo gunge ci nii nga xam ne noonu la ñu koy defee ndax amul dara loo koy laaj te amu ci yéwén expliquer la li nga bëgg yenn saa yi sax mu woo la sax am loo xam moom moo la koy notifier kon daal ni ñu dooree nii nga xam ne tey la woon suñu première rencontre ñu ngi ñaan leneen lu fi ñëwaat mu mel noonu te lu ñu fi def tam yàlla na am njariñ mu saawaan baawoon ci biir askan wi ndax defe naa ku ci nekk ci ñun rek loolu moo la tax a jóg boo seetloo ci 8 heures ba léegi nit ñaa ngi fi toog kon li ñu doon def nii am na solo pour nit ñi moom moo tax bu tey bi daal bëgg nañ yeneen ñiy ñëw na ko gën a jaar yoon ba nga xam ne buñ ñëwatee dootul amati dara ñu baliser terrain bi liggéey bi delluwaat ci biir askan wi nga xam ne ñoom ñoo ñu fi tegoon waa di wax ni rek liñ ci mën a dolli mooy am na lu ñu bëggoon a wax ci jigéen ñi fee mais xëy na jàllale wuñ ko wax nañ ko nii rek mais jàllale wuñ ko dañ koy waxtaanee ak Abdou jaarale ko ci borom commission Binta Gueye bi nga xam ne moom lañ jox entrepreneuriat féminin ñu boole ko léegi waxtaan ci ñu jàpp benn jour boo xam ne dañ koy soumettre à la population et plus précisément les femmes ñu dellusiwaat fii à la mairie jàpp suñu jour waxtaanee ko jël ñun tamit célébrer suñu 8 mars bu leen fàtte ni mois bi yëpp ñun ñoo ko moom kon nag ñu suqi ci benn balaa ñuy dem Kébémer le 22 waxtaanee ñun tam suñu ay soxla waxtaanee suñu ay mébét defe naa dina ci am yoon am ay jalons yoo xam dañ koy poser pour jigéen ñi xam fan la ñuy teg seen tànk bés bu ñu leen dénkee puisque ñu bëri dañuy wax loolu mais li ci ëpp dañuy wax déggagu leen ay jigéen yuy këpp kees kon nag ndegam loolu am na kon jigéen ñi am nañ benn jom boo xam ne ku leen jox defe naa dinañ téye ndax orgueil bi ñuy am la fierté bi ñuy am mooy tax dañuy sawar pour yor li nga xam seen ñoñ ñi lañ koy bokkal te dara du ci yàqu ñu daal ñu ngi lancé waat un appel à tout le conseil et notamment aussi la population de Géoul pour wax ni nous sommes ouverts ku ci am lu ñu bëggal xamal ku ci am lum ñu bëgg a wax ubbi nañ suñuy buntu nañ ñëw xëy na maa fi gën a nekk Abdou man ak Ndoye ku jaar ci moom dina ma yëgal ku jaar ci man tam dinaa ko yëgal te suñu paree dinañ rendre acquis de droit ba lu ñu fiy décider rek mu nekk lu ñu àndandoo te muy lu jëmmal suñu dëkk may gërëm di sant